jangeen jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimila ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës tañ am yéen forom fàcce ko université Assane Seck bu Ziguinchor ak melokaanam doy na waar mboolem chantier yi ñu fa tàmbali woon yëpp tabaxaw nañu te moo di day boo demee ci yeneen université ya étudiants yi ñoom ñu ngay gunaandaat yóbbee ndaw ya fa ne te wuye société civile jokkoon di sàkku ci kilifa yi ngir lii lu nekkat ñu jël ci ay matukaay ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom lañ ci indi ngir Mamadou Goudiaby yéy na yàbbi ci mbiccoog mbalo gi dox ci diggante maître Moussa Diop mi njiital Dakar Dem Dikk ba woon ak Omar Boun Khattab Sylla ma fa ko fuutu moom njiital OGTS bi ma ngay sàkku ci nguur gi rawatina njiitalu Macky Sall mu yebal OFNAC ak kuréel yu ni mel ci Dakar Dem Dikk ngir ñu saytu anam bi nga xam ne ni moom la yore seen kër googulee ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne moom lañ ci indi ngir xeex ak mbas mii di Covid 19 ci biir école yi Oumar Waly Zoumarou mi njiital SELS original ma ngay sàkku ci njiitalu Macky Sall kon mu tëj école yi lée lu mu néew lu toll ci diirub ñetti ay bés ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg kàddu yu mu ci rotal bon mbokk yi lii daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. Bismillah ci xibaar yi université Assane Seck bu Ziguinchor fa la ñu jëm ak melokaanam doy na waar mboolem chantier yi ñu fa tàmbaloon daanaka lépp taxaw nañu témoin day boo demee ci ne université yi seen chantier yëpp noppi na yóbbee sax ndaw ya fa ne te wuy société civile jokkoon di saako ci kilifa yi ngir lii kan ñu jël ci ay matukaay ndax Casamance nag ci Ziguinchor ci Sénégal la bokk Madiop Sané moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Amady Khalil Diémé. te université Ziguinchor mu ngi bokk ci université yi nga xamante ne fu mu ne nii orientation buy am dañ koy jox quota bu gën a rëy mais koy jox quota bu gën a rëy nga war ko mën a defar benn discrimination positive mooy maanaam suñ ne nii booy jox ñu fukk moom nga jox ko téeméer mais université Ziguinchor yaakaar nañu war na weesu fu mu toll nii di am ay bâtiment yi nga xamante ne depuis juróomi at depuis fukki at bâtiment yooyu ñu ngi foofu mënuñoo pare loolu boo ko gisee da ngay ne état du Sénégal moo amul considération envers la région du sud état du Sénégal moo amul considération envers l' enseignement supérieur mais boo xoolee yeneen chantier yi nga xamante ne dañ ko tàmbale woon ak chantier université Assane Seck de Ziguinchor mais chantier yooyu pare nañu pourquoi à université Ziguinchor chantier yi mënut a pare ba léegi loolu la ñuy laaj fan la xaalis bi dugg lu ñuy voté pour achever chantier yi fan la xaalis bi dugg donc ñuy ñaan état du Sénégal mu gaaw si chantier université de Ziguinchor yi pour mu permettre ko mu monter en puissance mooy maanaam mu mel ni yeneen université Sénégal yi parce que wax dëgg yàlla lu ñu gis ni mooy dafa mel ni manque de volonté la mooy maanaam état bi dafa mel ni dafay jaay man faalewu ma leen lay jaay te loolu ñun duñ ko nangu duñ ko seetaan di wax ni tamit ci kaw kàllaama boobu gis nañ fi énorme université virtuelle étudiants yi temps yi la ñu ngi doon ñaxtu mais ba léegi dégguñu dara chantier yooyu tamit mu ngi taxaw étudiants yi pour ñu dugal leen amuñu fu ñuy dugg dëgg la dañuy ne université virtuelle mais il faut que mu am il faut que mu am li nga xamante ne boo ko xoolee nga xam ni fii université virtuelle bi fii mooy seen i bërëb pour ku nekk ku étudiants yi fu ñuy jàngee mais loolu noonu tamit beneen pàcc bi mooy université ISEC bi ñu tabax bi ñu ne dañ koy tabax Bignona ISEC bi nga xamante ne maanaam boo fa demee dara neew fa presque ñu ngi fay orienté ñaari téeméeri étudiants ba léegi ISEC bu Bignona mënuñu fa tabax ay bâtiments yi nga xamante ne étudiants yi war nañ fa mën a dugg donc loolu ñu koy ñaawlu te di wax ni dafay mel ni université dafay mel ni Casamance mooy musée maanaam musée mooy fu ñuy dencee ay chantier yi nga xamante ne du mus a jeex. Ziguinchor lañu ne ji desandi fa askan wa tàmbali nañu ko takk seeni bagage dañ ñibbi si gannaaw fanweeri ati gàddaay ngir rawal seen bakkan ci jàppante yu métti fa amoon doxoon ci diggante way fippu MFDC yi ak ñi nga xam ne de l'armée bi muy nag loo xam ne mu ngi am ci ndimbalul waa ANRAC waaye dañuy ragal lépp jaare fi tàbbi géej ndax donte la ñu ngi def lépp lu ñu mën ngir delloo si askan wowulee waaye dañu am ay jafe-jafe ci wàllu ndimbal ndax booba léegi amul benn ndimbal boo xam bàyyi na ko ci gouvernement bi jëm ci ñoom dañuy dem ci diwaanu Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Diémé ak action de sécurisation yu armée yi nekk di def si diwaanu Ziguinchor population yu bëri ñi ngi ñibbi seen dëkk élan de retour boobu daanaka partenaire au développement yi ñu ngi koy jàppale ay dëkk yu bëri yi nga xam ne dund nañu lu métti si crise bi am si Casamance ba nit ñi daw tey ji nit yaa ngi dellu si dëkk yooyu processus retour boobu ñëpp a si nekk di jàpp dafa nar a jaar si ay tabax ay kër ak ay infrastructure de base ANRAC mooy agence bi nga xam ne dañ ko samp rek pour mu gunge li nga xam ne loolu mooy gunge population yi nga xam dañoo
loru si crise bi nga xam ne moo am fii si Casamance daanaka soo xoolee amatuñu doole boobu pour gunge population yi problème bi nga xam ne moom la agence bi am mooy manque de ressources financières ak matériel pour ñu mun a yóbbu seen mission comme ni mu ko waree moo tax maire wu commune bu Adéane nekk si département bu Ziguinchor yëkkati kàdduwam pour ñaax autorités yi ñu gestu li nga xam ne loolu mooy ANRAC. di lancer appel état pour mu jàppale ANRAC xam nga ANRAC jumtukaay la boo xam ne dañ ko créer pour ñetti région Sédhiou Kolda Ziguinchor ñoom ñoo ŋànk ANRAC ba tax na ANRAC nag pour lan la dimbale daaw làqu yi maanaam ñu daw kii guerre bi te ñu dem ci yeneen dëkk bu ñu dellu si ak ANRAC moo la war a accompagner tatagal leen jàppale leen ci fànn bu nekk wàllu social comme wàllu économie bu dee ANRAC boobu depuis ñaata at léegi état bi mënu koo jox jumtukaay yu mu war a liggéey ñii ñaan état bi di lancer président de la république benn appel pour que mu yokk doole ANRAC doole nag ci wàllu koom-koom la doole ci wàllu alal la pour que mission bi tax moom état mu créé ANRAC mu mën a doxal mission boobu kon ci loolu daal vraiment ñu ngi ciy am taxawaay boo xam ne ñu ngi ñaax état mu taxaw ci loolu parce que nit ñaa ngi dellu seen dëkk te bu ñu amul ku leen gunge nag jafe-jafe dina bëri gis nga waa Bisin ci li ñu dëkk donc bu ANRAC amoon doole tey moom moo la war a tabaxal kër boo xam ne fan la ñu war a dëkk kon loolu ci tënk daal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu la même bés bi te di ñaan ñëpp ñu fi ñëw ci jàmm yàlla na la yàlla delloo ci jàmm. action yu ANRAC nar a yóbbu dafa laaj rek mu am doole si wàllum koppar défi yi nga xam ne daf ko nar a relever si région naturelle bu Casamance fi nga xam ne foofu lay yëngatu bëri défi yi nga xam ne ñoo koy xaar si région naturelle bu Casamance mooy défi yu bëri la Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Amady Khalilou Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm pandémie nag wuragul ci programme muñ borom ñaar tur yi ñu ne dañ koy dugal ci biir école yi di ko jàngal xale yi lée Thierno Cheikh Oumar Bachir Tall nee na àndul ci lu ni mel te mu ngi rëbb képp koo xam ne yaa ngi xalaat loolu yi ndaje nag mu doon seq démb ak taskatu xibaar occasion la woon ci moom mu daal di rafetlu taxawaayu njiital réew Macky Sall ci décision boobu nga xam ne jël na ko daal di koy jëmale ci mbir moomulee ndaje moomu Omar Kayre lañ fa yabaloon. éducation sexuelle bi yenn lobby yeeg bailleur de fonds yi bëgg a dugal ci suñu programme mu école Sénégal du ko mës a nangu lii di waxi Thierno Cheikh Oumar Bachir Tall di doom ci xalif général famille omarienne di tamit guide moral kënu Cheikh Oumar. Occident yi ñu ngi bëgg a indi di imposer yoo xamante ne fii ci suñu réew Sénégal loolu du fi dox ndax fii réew mi li fi nekk mooy l'islam 90% yëpp ay jullit lañ mais xam nga pays bitim réew yi ak tubaab yi ñoom dañoo muus suñ la mënalul ci boor bi rek dinañ essayer xool yeneen boor ba mën la ci ñu bëgg koo indi ci wàllu njàng mi xam nga ne moos ay xale ñu jël leen di leen jàngal loo xamante ne baaxul mbiru sexualité ñun Sénégal xamuñu loolu duñ ko pareel kenn koo xamante ne moo ko fii indi fii Sénégal la. waaye nag moom kilifa diine gi rafetlu na bu baax taxawaayu njiital réew mi jëm ci wàllu wi. ñun ñëpp biñ ko déggee kenn ku ca nekk am na loo dëxëñ daas fanaanal ngir ñu xool nan la ci nguur gi di doxale alhamdulilahi rabbil alamin nag bi ci Macky Sall waxee ministre bi tamit aussi wax ci booba nag la ñun ñëpp suñuy xel dal loolu moo tax ñu ngi ciy gërëm état bi di ci gërëm président Macky Sall di ci gërëm alhamdulilahi syndicat yi nga xamante ne ñoom it taxawoon nañ xeex ko. doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi Thierno Cheikh Oumar Bachir Tall dellusiwaat na ci mbas mi ak ni mu bëriwaatee ci réew mi waral muy woo sénégalais yi ñoom ñëpp ñu bokk ci xeex bi ba nu jëlee ko fi. sénégalais bu nit bëggul lor kenn moo tax nag kenn ku ci nekk ci ñun dafa war a jël disposition boppam ay wa alhamdulilah aar boppam laata bu mu xaar sax Macky Sall wax wala état wax déedéet ndax ñun ñoo war a aar suñu bopp. moom jiital kënu Cheikh Oumar bi woona bépp sénégalais ñu àndandoo ñaan ba nga xam ne Covid 19 bi daal di jóge ci àdduna bi ba faaw. Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre gannaaw sax bu mu jëlee dogal kon daal di faamu ziyaare Thierno Mountakha Tall bi nga xam jàpp nañ ko amal foofee nga xam moo de ci diwaanu Louga Cheikh Oumar Bachir Tall jël na dogal kon daal di faamu tànk nemeek yi nga xam ne jàpp na ko amal foofee ci diwaanu Fouta tolluwaayu mbas mi di Covid 19 moo ko waral ba tax muy sàkku ci askan wi di sàkku daal ci mboolem taalibe ñuy jëfee digle yi nga xam ne moo bàyyi ko ci kër docteur Atou Mansour Diouf moo wax ci kàddoom ñu teewlu ko ci micro Omar Kayre.
bi tàmbalee ba léegi mu ngi ci waaraate di ci jàngale di wax li ci yàlla wax ak balaa bi wàcc nun ko war a moytoo ba lépp jeex waaye it tubaarkàlla taalibe yi ndegam ziyaaru Dakar fommoon na ko baaliya Dakar it ci Cap-Vert mu naroon koo wër ci kunu Cheikh Omar yi Covid bi deuxième vague bi ñëw mu bàyyi foofu mu ne woon nag li desoon ci Fuuta pour mu wër ko Fuuta it taxaw ni ko ndegam Dakar la feebar bi ëppee kon bul bàyyi Fuuta mu préparé woon daayira yi it préparé woon ak dëkk yi yu waroon a jaar yépp ak ay kilifa naroon koo teeru bu rëy mu delloosiwaat leen ci yàlla ak yonante bi ak rasulullah ak lii ak alxuraan li mu wax ak taalibe digganteem ak sëriñam ak waajuram yooyu yëpp mu programmé ko woon waaye Covid bi it gën a yaatu laal Fuuta laal fépp léegi nag mu ni yëpp nag nan ko arrêté. sëriñ bi wax na ni feebar bi tey bari na ñi ciy dee it bari na war nañoo jël ay mesures comme couvre-feu bi ni ko président defee ñu respecté ko raxasu yi ñu respecté ko di takk masque di soriantoo xeew yi it ñu bàyyi ko. ñu bañ a dajaloo bu ëpp bi ndax wax nañ ni docteur yi nee nañu feebar bi lu dajaloo bi gën a wàññiku mu gën a dellu gannaaw ndegam nag ñoom ñoo jël mesure yooyu wax ko nun taalibe yi ci ndigalal Thierno Cheikh bi Thierno Mouhamadoul Bassir war na noo respecté li sëriñ bi wax tey ñu bàyyi ko xel et jël ci ay mesures. ngir xeex ak mbas mii di Covid-19 ci biir école yi lee Oumar Waly Zoumarou mi njiital service originel ma nga sàkk kon ci njiital Macky Sall mu tëj école yi lu mu néew la toll kon ci diirum ñetti ay bés ak tolluwaay wopp ji soxor gi mu soxor waar teef la daal ci nguur gi mu sauvé ndongo yi ak ñi nga xam ñoo leen di jàngal Oumar Waly Zoumarou ñu teewlu ko ak Théodore Semedo. mesures yi nga xamante ne nguuru Sénégal jël na ko jaarale ko ci président de la République restriction yi ñu indi dañu yaakaar ne que ne bu ñu jëlee mesures yi war nañ ko lawal ba ci école yi c'est-à-dire normalement école yi waroon nañ leen tëj au moins 2 semaines 2 à 3 semaines permettre ndongo yi ñi leen di jàngal personnel yi nekk ci école yi épargner leen propagation bi ñu gis ci virus bi parce que deuxième forme bi ñu wax ci deuxième vague bi moo gën a sévère moo gën a virulente donc tey obligation la pour que mesures yi am benn cohérence lawal ko ci école yi parce que lu ñu mënta wax mooy distanciation sociale bi bu fekkente ne mënuñu wut ay classes yoo xamante ne ñaar fukki élèves maximum ñoo ciy nekk mais ñun wax ne élèves yi ak ñi leen di jàngal nañu toog seen kër ba fii ak ñetti ay bés nga xamante ne mbir mi dina xaw a mën a dal mais munoo indi ay état d'urgence munoo indi couvre-feu munoo tee dem beeg dikk bi diggante Thiès ak Ndakaaru te bu ñu fàtte ne am na jàngalekat yoo xamante ne dañuy xëy Dakar di liggéey Thiès vice versa donc loolu vraiment dañu bëggoon suñu autorités yi xaw a cohérent tuuti ci mesures yu ñuy jël jàngoro ji mu ngi law école yi la fa amoon as néew ak ay masque ak ay gel daanaka jeex na donc tey ji len rek moo mën a am pour mën a aar ngoog loolu day kaddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Oumar Waly Zoumarou juróom-ñeenti doomu aadama ñàkkati nañ seen bakkan ci mbas mi di Covid-19 loolu kon di yóbbu lim gi léegi ci ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeenti test yi nga xam jot nañ ko amal ni ki démb téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñett ñoo dellu si amee feebar bile téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñooy ci ay cas communautaire fanweer ak juróom-ñett ñi nga tëdd lalu hôpital ñuy sauvé ñu déglu si docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent test yi ñu def téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-benn fukk ak ñaar cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé mooy maanaam ci jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak fanweer ak benn ñi nga xam ni am nañ ci téeméer ak fanweer ak juróom benn ñi nga xam ne ñooy cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll téeméer ak fukk ak juróom-ñeent si malade yi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk réanimation juróom-ñeent malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb talaata fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na 20 000 ak benn
ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñett ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak benn wér nañ ci ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ñu dellu wax ci piscine partie bi nga xam ne doon nañ ko nemmeeku fa li nga xam moom moo di ci diwaanu Almadi ña nga xam ñoo lañ fa jàppoon ñu toll daal ci ñeent fukki doomu aadama ak juróom-ñaar am na si ñeent ñoo xam dañu amee wopp ji di Covid-19 loolu sax bokk na ci li nga xam sax moo ko dugal fële ci tribunal yóbbee kii nga xam moo Ibrahima Sall mi ngi askan kon yëkki ay kàddoom di sàkku daal ci kilifa yi ngir ñu jéem a limiter li mandat de dépôt yi de teg ci gracier lu ci tolloog ñetti junni ci ay détenu ndax prison yi na mu mel jamono ji doy na waar suñu xibaar yi weesu dégg ngeen ci kàddu yi nga xam ne ni moom la ci rotal ñu dellu wax ci junoo gi wax ci diggante Modiba di ab promoteur ak Coumba Ndoffène Fall mi meeru Diamaguène Sicap Mbao ab terrain mooy li leen jotele ba yoon sax mujjee ci am yool démb lañ waroon taxaw waaye mbir dañ ko mujjee dàq ba niki ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février wi ñuy dëgmal Modiba sax am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. maire bi jafe-jafe bi suma terrain lan 2001 laa ko jëndoon boobu moom nekkul ma maire boobu ñaari maire jaaroon nañu fi kooku mun nañu wooxee ne du maire agresseur la parce que du man rek fépp lu nekk Sicap Mbao lu bayal bi mu gis mu complot ay boy pour ko bëgg ko naxasal affaire yi jaay suma teere bi nu amee problème dafa yebaloon bu ko mu toj ñu toj ko benn waayam coursier ki muy jaayloo bi mu tojee teere bi ñu dem tribunal hors classe de Dakar ñu condamné ko moom fayul alors ma fayal ko alimentaire am ci prison ba li mu war a lekk ci la ko procureur yebal moom bu njëkk dafa ne woon moom faalewul magistrat yi ENAM la génne comme ñoom bi mu signé arrestation ci la ko waa recherche arrêté mu dem ba Rebeuss bi mu demee Rebeuss fay na ma suma xaalis mais vraiment bi mu fayee suma xaalis mënoon a bay sama yëpp waaye toujours dafa contesté acte tribunal may tabax suma kër mu yebalaat ñing ak ay groupe ñu ñëw yàq suma bagage mais ci biir loolu enquête bi ñu def ma koy ñaawlu parce que procureur dafa noonu nañ leen enquête ñoom yëpp ñoom ñu génne Omar Fall ci enquête bi ñu génne Coumba Ndoffène ci enquête bi ñu jóg tekk ñinga rek ñinga ko gàddu mais ci la tribunal dëkk cité mu ne Coumba Ndoffène na ñëw léegi nag man damay ñaawlu maire buy agressé ay nit dem nañu atti nañu condamné nañu ko fayoo ma arrêté nañu ko fay na ma vraiment war na bay sama yëf tey jii nag tribunal da ko Dakar ba le 23 février juróom-ñetti at ci mandaam ba léegi ñu ngi kii ak ci terrain boobu léegi dañuy dem rek lu tribunal wax rek lay jàpp. Mamadou Goudiaby yéen a yàbbi ci juunoo gi nga xam ne nemmeeku nañ ko mu dox ci diggante maître Moussa Diop ma fa nekkoon jiital Dakar dem dikk ak Omar Boun Khattab Sylla ma ko fuutu moom jiital OGTS bi kon ma ngay sàkku ci nguur gi rawatina njiitaru Macky Sall mu yebal waa OFNAC wala kuréel yu ni mel fële ci Dakar dem dikk ngir ñu saytu anam bi ñu yore kër gilee Mamadou Goudiaby ñu teewlu ko ci téléphone Pierre Edouard Faye. lépp lu lëndëm dama bëgg mu leer. lii ñuy xiiroo ak ŋaayoo ñoom ñaar dafa am au moins lu mu leeral. li mu leeral mooy am na ay lënt ak lu lëndëm loo xam ne war na leer te ku ko war a leeral ñoom ñaar buñ ko leeralul kuréelu état yi ñu fi teg nañ ko leeral muy OFNAC muy IGE muy cour de vérification des comptes beneen bi nga xam ne seen xiiroo bi fësal na ko mooy c'est vrai que seenu kaddu waroon na ci xaalisu foncier bi ba nga xam ne moom moo taxoon ma gënoon a attaqué Moussa Diop xaalis boobu kenn leeragula ko beneen bi mooy diggante 2018 ak 2019 61 milliards Moussa Diop lañ ko jox lan la ci def ñun loolu lañ bëgg a xam te société bi toll ci 500 bus yu gaare te paan ci 637 yi nga xam ne moom lañ ko joxoon 500 yi gaare 100 yi kese di daw pour lan la loolu d'ailleurs sax dina mémorandum bu mag a mag boo xam ne bu 87 pages am na beaucoup de révélations yi ma fa def jox ko nguur gi yëpp jox ko cour de vérification des comptes jox ko OFNAC jox ko IGE ne leen kaay leen ngeen saytu Dakar Dem Dikk 10 ans ngi ni kenn dugul Dakar Dem Dikk di ko saytu loolu di yox léegi nag dinaa séddale document bi mémorandum bi bu 87 pages ñoom tëkku nañ ma direction générale ci jamono man lii soxal travailleurs yi moo ma ñor te gis nga li leen demoon yëpp il faut que mu leer bu leerulee ñun ñooy song état pour mu leer.
amee nag ñu àndool ci couvre-feu bi nga xam ne njiité réew Macky Sall décrété na ko jigéen ñi nekk seen i borom kër te duñ leen gis lu ay waxtu minuit daanaka ñoom bokkuñu si ñoom neen daal bu sabar daganoon ci waxtu Covid 19 bi kon ñu tëggal ko njiité réew Macky Sall ndax diir bu mu décrété couvre-feu bi ba léegi daanaka waxatuñu dara Mamou Diaby Gassama Ibou Gueye report. ci jamono couvre-feu bi ñenn ci ay jigéen ña nga xamante ne dañoo am borom kër te ñu doon dund ab wéetaay jamono ji waxatuñu dara ndaxte seeni borom kër dañuy daal di ñibbisi laata juróom-ñeenti waxtu ci guddi. léegi kay moom borom jëkkër yi moom waxatuñ dara ndax léegi arrangé na leen nag seen jëkkër yi léegi diñ leen gis ndax xale yi léegi dinañ gis seen papa am na ñoo xam ne daal ñu gis seen papa dañuy nelaw bu ñu yeewoo fekk seen papa dem na léegi day arrangé na moom nag femme mariée yi. avant 21h 19h fekk dugg si nañ seen kër yi. waaye am na lu ci doy waar ndaxte am na ci ay góor ña nga xamante ne bu ñu xasee ba dugg ci biir kër gi mer ba futu la ñuy def jëmale ko ci seen i njaboot. ndax am na ñoo xamante ne nii dañuy xëy dem liggéey bala ñoo yàcc day guddi dañuy fekk sa xale yi nelaw ak seen jabar ñu bàyyi foofu dépense ci kaw taawal bi rek daal di xëy demaat liggéey xam nga loolu boo ko dëkkee bu yàggee di ko du feeñ. góor ñi nga xam ne dañ naan taxawaal ba benn heure bi arrangé bu leen ndaxte boo nekkee sa jabar sa néeg doo sañ a woo kenn ñi nga xam ne dañuy taxawaalu am na góor yàlla yoo xamante nag liggéey moo leen tax a jug taxawaaluwut moom te mënoo dégganteeg sa gel sa xol day métti ba nga dóor say doom nekk si kër gi di yuux. couvre-feu mën na doon ab sabab ba sëy di si tas. waaye confinement bi nii waaye jikko yu bari day génn waaye muñ rek jéem ko gérer rek sa moo gën mënta ñàkk yëpp ay feeñ moom mënta ñàkk. bu ñëwee si kër gi sax du tax mu am jàmm ndax mooy indi coow ndax confinement bi nii dana indi yeneen problème si biir kër yi ndax xat bi xol yi xat yi am yow tey ji koo buggul rek mënoo yàgg ak moom si néeg. bànneex ñenn ñi mooy naqar ci ñenn ñi ndaxte ci jamono couvre-feu bi coro yi ñoom it gisuñu seen bopp. ñoom duñu am temps ndax yow tey ji boo ñibbee yaa ngi bëgg a toog sa famille mais ñoom instant ñooy conséquences yi ñoom lay gën a dal ndax doo leen gis ndax à cause du couvre. ñooñu moom ay bandi lañ muy jigéen ñi nangu jëkkëri jàmbur yi ndax jaral na leen dem si sëriñ di teg aawo yi ay naqar daal xam nga ñun aawo moom sax neexu ñoo teg naqar waaye am na yenn yoo xamante il faut sa xol day daal tàng waaw nañ dem toog seen pooj yi nday ba jëkkër fekk leen fa. su fekkee ne ñenn ci ay jigéen ña nga xamante ne dañoo am borom kër ñi daan dund lii di stress waaye ci jamono état d'urgence bi ñoom ñi ngi ànd ak mbégte ak kontante ak it seeni doom yi naka noonu sax ñoom ñu ngi ñaax góor yi ñi nekk ba faw wetu seeni soxna yi te bañ a xool feneen. jërëjëf soxna Mamou Diaby Gassama ñu ngi lay sant la gërëm dalal Abdoulaye Bopp ci li ci yéene kaay yi. laata sax digéeb laata kon li ci yéene kaay ñu ngi may fàttali am na xibaaru bitim réew yi kon xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna Safiatou Cissé. xibaaru bitim réew yi ak réewum Centrafrique ñi nga xamante ni njàkkare la yeewoo si àllarba ji gannaaw ay cong yoo xamante ni nemmeeku nañ ko si dëkk ba yi lépp cong sax ñu mujjee ko repoussé lu ñu mel nag li ko waral du dara di rebelle yoo xamante ni dañuy nakarlu fal bi ñu falaat rek kii di Faustin Archange Touadéra si lu yàggul dara te gannaaw bañ ko falee ba léegi bés bu yàlla sàkk ñu nemmeeku fa ay cong te lu ñu mel sax ñu ngi ko gën a nemmeeku gannaaw ab coalition boo xamante ni ay rebelle amal nañ ko fa si weeru décembre bi ñu génn. bu ñu jógee Centrafrique ñu dem sa réew Mali waxtaanee commission évaluation bu CEDEAO doon amal ay waxtaan jëmee sa transition sa réew Mali ñi lépp waxtaan sax ñu jeexal ko si talaata ji ñu génn si bi lépp waxtaan sax équipe CEDEAO bi jot a daje ak acteuru transition bi classe politique ba ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor lépp du jëm si wàllum élection ci noonu rek ñu amal ab jàkkaarloo ak taskati xibaar yi ginnaaw bi lépp ndaje fësal seenu sàkkuteef ni bokk na si bi lépp transition buñ ko jeexalee si lu toll si diirub fukki weer ak juróom ñett ñu mën a amal nag ay élections transparentes. sa réewum États-Unis kii du vice-président ba di Mike Pence moom nag moo xamle ni bokkul ci intérêt réewum Amérique mu doxal 25e amendement bi nga xamante ni moom la ko constitution bi may bi lépp amendement sax di ngir dàkk Donald Trump sa bopp réew ma ci àllarba ji ndawu chambre des représentants war nañu daje ngir waxtaanee ana lan nañu toppee kii di Donald Trump.
ñu des ba léegi sa réewum États-Unis foofee sax la ñuy jeexale yi lépp xibaaru bitim réew ak kii di Lisa Montgomery moom mi nga xamante ne si bëccëgu àllarba bi jot na ab injection létale di ab piqûre buy faat moom nag mu doon ndaw soo xamante ne moom mooy njëkk ñàkk bakkanam si ay exécution yoo xamante ne réewum Amérique gëj na ko amal si atum 1953 te nga xamante ne administration bu Donald Trump moom moo ko dekkilaat si weeru juillet bi ñu génn bi lépp injection nag ñu ko amal bëgg lii di Cour suprême jotee feu vert avocat wu Lisa Montgomery ay atam toll si juróom fukk ak ñaar moom nag liñ koy toppee bokk na si ne dafa faatoon benn soxna xar biiram sàcc fœtus bi ay avocat wam nii mu ñu lu ni mel ñu dem sax bay xamle ni moom Lisa Montgomery bi mu nekkee woon ndaw dafa amoon ay problème mu xel te dafa dundoon jafe-jafe yu tar si jamono ju ni mel. soxna Safiatou Cissé li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm gannaaw buñ ko tuumaalee luubal ak jalgati ca Dakar dem di gamu jiite woon moom maître Moussa Diop jot naa tontu démb kii di Omar Bun Khattab Silla ma ko fa wutu Walf Quotidien yekk na ko lu mel ni xeme maître Moussa Diop ne Omar Bun Khattab Silla tuuti na lool ngir gàkkal deram ca Dakar dem di gamu ne woon jóge na fa waaye amul benn corps de contrôle gu ko mos a duut baaraam du Cour des comptes du OFNAC du ARMP njiita Dakar dem dig ba woon ne lañ koy waxal yépp du kenn ku dul Omar Bun Khattab Silla ma nga xamante ne ci diruk ñetti weer jot naa jël lu tolloog juróom-ñeenti conseil technique ak ñaari chargé de mission yoo xamante ne ay jegeñaalem lañu maanaam ay sëriñam lañu kenn kaa nga sant taal ka ca des mbay kenn ku nekk mu jox la payooru directeur bu ñu sukkandiko ci maître Moussa Diop ñu wax ne nii la Omar Bun Khattab Silla doxalee tey ci fan yu néew yu mu fa nekkagum leneen ci ay kàddoom ci Walf Quotidien maître Moussa Diop ne la mu waxoon ci mandat njiitu réew mi Macky Sall du ci soppi lenn ne élection présidentielle yi ñu jëm njiitu réew mi Macky Sall warta doon candidat ndax moo ko fi waxoon te dige bor la boo ko deful wor la ci biir yéenekaay bi maître Moussa Diop ne pare na ngir clamé ci yoon Omar Bun Khattab Silla réew mi quotidien dem ca Dakar dem dikk fasal la xew ca diggante maître Moussa Diop ma dem ak Omar Bun Khattab Silla ma dikk bees ca Dakar dem dikk joxoñoon baaraamu tuuma maître Moussa Diop mi mu ne dafa nërmel Dakar dem dikk laata muy dem réew mi quotidien ne yooyu le kàddu maître Moussa Diop jot na ko weddi ci saasi ne ba muy bawoo ca Dakar dem dikk bana fa lu toll ci benn milliard ak lu teg maître Moussa Diop leeral ne ci téeméeri fan yi nga xamante ne moom la Omar Bun Khattab Silla defagum ca Dakar dem dikk nekkew fa lenn lu dul gundaandaat ak yàqum koppar ak noos ba ci woto ga muy dawal njëg maa nga toll ci juróom-ñetti fukki million ak lu teg Vox Populi ne mangoog coow la gi fagul ca Dakar dem dikk maître Moussa Diop ma fa newoon jot naa feeñal la fa amagum ca Dakar dem dikk ci kilifteefu Omar Bun Khattab Silla maître Moussa Diop ni si diir gu gàtt Omar Bun Khattab Silla jot naa ceeru ca Dakar dem dikk ndax jënd na fa woto bu bakkane njëg maa nga toll ci juróom-ñetti fukki million ak juróom jël na fa ñaar ci ay sëriñam jox leen payor gu dun lool maître Moussa Diop ne ci waxtu wi la ca Dakar dem dikk gundaandaata fa am noo sa fa am terewul jot naa fàttali Macky Sall ne mënatul doon candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm bu yaboo mu waajal boppam xool ka mu teg ci bopp réew mi buñ ca yeggee ci élection yi waaye moom nguuram jeex na ci bile mandat li quotidien taxaw ca Dakar dem dikk ne booy wër ci Sénégal kër goo xamante ne yorinam baaxul boo yeggee Dakar dem dikk mun faa gaare ndax tuumalante ga fa am ci diggante ka fa newoon directeur général bu Dakar dem dikk di maître Moussa Diop ak kañ fa fal bees di Omar Bun Khattab Silla yéena kaa bi di Les Échos xëy dellu siwaat ca la xew keroog ci assemblée nationale jëmoon ci soppi loi 1969 te mu soxal état d'urgence ak état de siège yéena kaa bi ne coppite yañ ca indi député ya jot nañ ko faa woote yéena kaa bi ne loolee jur na tey ñàkk déggoo ci diggante mag ak rak ci diggante Abdou Mbacké Dolly mi xam le ne bile loi bu jàllee tey ci assemblée nationale du kenn ku dul njabootu Abdoulaye Wade ñoo ca deful la ca war Mamadou Diop Decroix xëy fippu ci biir yéena kaa bi di l'exclusif xam le ne lu jot na ne jot na askan wi jóg jàmmarloog njiitu réew mi Macky Sall xamal ko ne réewum Sénégal du moomeelam duñ ko seetaan saay bu ko soobee mu soppi ab loi daal di ko jëfandikoo ci anam yum ko neexee Mamadou Diop Decroix ne duñu nangu benn yoon muy salfaañe ak yelleefu doomi aadama yi duñu nangu benn yoon muy nasaxal démocratie bu Sénégal duñu nangu benn yoon mu dóor fi buur di bum mi yéena kaa bi di Le Témoin xëy amal taxaw seetlu ci politiku Khalifa Sall ne tey ji bu doonoon élection locale Khalifa mun naa ñàkk gox yu bëri ndax dooleem ci wàllu politique demeetu ni yéena kaa bi ne kaso gamu ne woon bokk na ci la ko xañ mairie bu Ndakaaru xañ ko mandaam député Khalifa Sall nemmeeku yamu daan amal ci askan wi demeetu ni jafe na lool nga seen ko Grand Yoff wala feneen ak feneen yéena kaa bi ne dooleem tàmble naa wàññeeku ca Grand Yoff googule yéena kaa bi di Direct News xëy taxaw ci musiba gi di coronavirus
coronavirus yéene cabinet ci diruk fukki fan ak ñaar Sénégal ñàkk na ci ay doomam ndax lu toll ci juróom-ñaar fukki doomi aadama faatu nañu ci covid-19 yéene cabinet ndax jotul ñu jëlee fi Abdoulaye Diouf Sarr keneen mun ko wutu ndax ku munul bawoo lu yàqu yewa yéene cabinet Le Quotidien Sénégal a ngi wut pexe jëm ci ñàkk yi fi mun a jëlee covid-19 nguurug Sénégal mu ngi ciy xaar ay doses yu bawoo Chine yéene cabinet toll na ci ñaari téeméeri junni ci ay doses Sinopharm yoo xamante ne Sénégal war na ko mun a jëfandiku 24 heures ne waaye jiixi jaaxa am na ca ndax diggante Covax ak Sinopharm ana ban la ci Sénégal di tànn yéene cabinet vaccin bile ndax du mujjee doon ngànnaay maanaam arme diplomatique ci diggante réew yi yéene cabinet Tribune kawteef am na ca piscine party gañu doon amal ca Almadi yéene cabinet ñeent fukki doomi aadama ak juróom-ñaar yaa ngi ci jot a teg loxo ñeenti ci ñoom jot nañ leen a testé ba ñu am covid-19 li Quotidien ba tey feeñagul doomu Sénégal gane ca bitim réew di jaari soow ay fan a ngi ni mu réer ay mbokkam kenn mënatu ko teg gët yéene cabinet lu ne mun naa tukkee ci réerum jaari soow Libération gis ne enquête ba la mu wonee gum bokk na ci jaari soow moomule fépp fu mu nekk moo fa bàyyi boppam yaayam ba ne ca Malikunda jaaxle lool nelawatul ba yandoor saay su ne mu ngi bàyyi noppam ci ay xibaar yu bawoo ci jaari soow ndax feeñam feeñul critique ne ay mbiram tàmbale naa doy waar moom Aïssatou Seydi doonoon jabaru Diop Iseg bu ñu fàttali ko ci 2019 gi ñu weesu jotoon na fab lu toll ci téeméeri million yamu jëlee ci ay compte Iseg daal di dem noosi ji ca Italie ak feneen yéene cabinet Aïssatou Seydi mile ak dossier bile tàq na suuf lool jébal nañ ko 8e cabinet mi ko fas yéene càmbar yéene cabinet 24 heures ne caay jaabi mu ngi ci guddi gu bër setagul tey jii la fas yéene jàkkaarloog procureur gannaaw kàddu tuuma yamu yëkkati woon jëmale ko ci Mamadou Lamine Massaly mi mu waxoon ne njiitu réew Macky Sall def ko may woto bu bakkane ca la ko Mamadou Lamine Massaly kalaame ci yoon yéene cabinet caay jaabi moomule bu indiwul firnde ca tuuma yamu yëkkati kasoom xëj na ci mun nañ ko alamaan lu toll ci fanweeri million yamuy jox Mamadou Lamine Massaly yéene cabinet moom caay jaabi moomule booba léegi ñu ngi ko doon wër ngir mu taxaw ci kanamu yoon waaye seenoon ko jafe lool loolee buñ ko tënkee ci ndàmpaay toll na ci téeméeri junni 24 heures ne àllarba tey ji mun naa tar lool ci caay jaabi yéene cabinet Source A xëy duñu xamleeg policier ba jotoon a sukkal kii di Serigne Modou Kara Mbacké ci màggal gi ñu weesu yéene cabinet policier googule rajee nañ ko dàq nañ ko ci police bi Les Échos xëy taxaw ci dossier 10 000 problème mi jotoon a xotti traite état d'urgence be couvre-feu bi faboon portable am doon doxantu ci mbeddu Ndakaaru yéene cabinet démb lañ ko àtte yoon daan ko ñetti weeru kaso yu mu dul tëdd Les Échos ne ca tribunal ba procureur jot na ko laaj ne yow mi 10 000 problème ñu la doon xaar ci 10 000 solution tey nga yokk problème u askan wi yokkaale say problème sursaane moom 10 000 problème jommi jomeet la def ca tribunal démb ne waxatul couvre-feu waaye fa mu seen marche maanaam doxum ñaxtu dootu fa jege benn yoon day wiiri ji ndax bañ problème amaat. jërëjëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm di sant bi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo jàppoon ci xibaar yi bu muy yemb Isaaxa Diagne ma fare woon ci xarale gi réalisation Pierre Edouard Faye ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba jëlaat kaddu gi delawaat ko Pierre Edouard Faye su ko defee mu dikk ak yéen ci seen rubrique